salaamaaleykum maman Maguette Guissé tey nag waa AG17 TV ñu ngi fii ci Noflaye bu ne Noflaye nag xel yu bëri day dem ci ki nga xam ne mooy Maguette Guissé nekk éleveur boo xam ne macha allah kenn dootu ko présenté kenn. kon micro bi tey nag moom lañ fas yéene seet si waxtaan ak moom ci concept boobu ñu wax jaar-jaar. waaw incha allah donc mu ngeen agsi ñu xool. Samina boalo baine sami umaje erinya Samina boalo baine sami umaje erinya Bubungari tema la mesinyenya 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 Sami balugalo Sami batambaya Sami bakaulanga Sami bakolda Sami banjaren waa AG17 TV tey nag ñu ngi fii ci bergerie ki nga xam ne mooy ajaratu Maguette Guissé fii ci Noflaye muy première concept boo xam ne tey ñu ngi door a dalal soxna boo xam ne macha allah fii ñu ngi fii ci këram ajaratu Maguette Guissé ñu gis fi benn maal bu rafet macha allah donc yaay def présentation bi maal bi ban maal la. waaw maal bi doomu Windows la di sanwu Bachir ak Laye Diagne ak Bitar voilà mën nañu ay maamam boo koy lim di nga sori mais foofu la ñu mën a yem daal pour wane ne papa ji sanwu Bachir la ak laal na Laye Diagne laal na Bitar laal na Manga laal boo demee daal da ngay sori cocktail de sang la macha allah comme li xew ci bergerie yëpp léegi maal yi toujours day laal fu bare voilà mais daal papaam Bachir la moom sangu Bachir la ak Laye Diagne ak Bitar man nañ ne Tëngéej la ñoo gën a xam maal yooyu doon maal yu amoon ossature ak hauteur voilà xam naa moo tax mu ñëw moom it prouvé donc est-ce que mën nañ xam maal bi macha allah est-ce que mën nañ xam ñaata mois la am ak est-ce que tam def na fi production est-ce que Maguette yow yaa juddale maal bi wala da nga ko recruter. waaw maal bi dama ko recruter parce que dama liggéey ci beneen maal bu ma amoon liggéey ci ba pare ci am ci ay femelles yoo xam ni il fallait ma changer maal bon ma recruter dugalaat ko bi ma ko dugalee nag waaw mu ngi def produit yu rafet mu ngi def produit yu rafet am naa ci produit yu rafet xam naa après ñu présenter leen ko incha allah. d'accord kon xam naa li ñuy def mooy xaar doomu maal bi ak yan mbote la fi jur ak à part maal bi tam am na fi yenn famille yoo xam ne mën ngeen ko présenter ci émission jaar-jaar bi. waaw bien sûr loolu moom dinaa ci sawar bu baax a baax. d'accord merci beaucoup. pause léegi maal bi mën na dugg. waaw léegi mën na dugg. bu ñu jógee ci maal boobu ñu leen présenté ñu ngi tam ci femelle donc ajaratu Maguette Guissé génne leen femelle bu rafet macha allah ba tey ñu ngi ci émission jaar-jaar bi kii mooy kan. waaw kii mooy élection boo nee élection mooy deuxième mandat bi ñu def jour élection la juddu ma nampal ko door a dem voté ji donc kii moom datam moom kenn du ko werante muy ci deuxième portem xale la nag waaw daaw suñu foiru Adel bi sax tëng la duggoon mais bi mu duggee tëng dafa xawoon naa xëy na ñoxi wala je sais pas daal bon qualifié wul mais nag femelle bu door a commencé produire la am na ñaari porte voilà est-ce que mën nañ xam tam aussi bii sa kër la juddoo wala da nga ko jënd aussi. waaw bii sama kër la juddoo kii moom papaam sax sama kër la juddoo di doomi rawul sangu monstre bi
ak kii papa ji yaay ji nu mu Mandela moo jur yaayam. voilà. donc à part famille bi mën nañ xaar fii ci bergerie Adjaratou Maguette Guissé yeneen famille yoonu mën a présenter ci émission jaar-jaar bi. waaw yor naa fi ay famille macha allah. jërëjëf merci beaucoup. waaw ba tey ñu ngi ci présentation famille bi rek fii ci bergerie Maguette Guissé ñu gisaat fi añel bu rafet macha allah donc Maguette kii tamit bëgg nañ xam sunu mbokku internet yi ñu koy seetaan bëgg a xam famille yu rafet yi ak mais liggéey bi laal ak secret bi. waaw mais dara liggéey rek te bàyyi ak di xool ci yéen ñi nga xam ne macha allah yàlla def na ngeen di ay éleveurs yu bëgg li ngeen di def bon ñu bëgg a mel ne yéen di def suñu kéemte lay kattan pour andi produit yu rafet ñun tamit. voilà kon kii moom it di sang monstre bi ba tey voilà mais baayam dafa rax magistrat bon ñu boole ko moom tamit ak sang monstre bi mu génne li muy dadi moo jur tëng bi. macha allah voilà tëng laa mën a wax waaw am na 1 an juste dafa teel a tëbu am na benn portée am na doom bu jigéen waaw. dadi tamit je pense fii la juddoo. waaw dadi fii la juddoo yaayam di benn sang dipon ak papaam di biddéew bu fax voilà di taaw ci magistrat laa yaakaar parce que doomam bi gën a mag ci magistrat donc kon moom yaayam fii la juddoo yaayam mag dama ko recruter woon yaayam voilà léegi bi mu ñëwee mu jëral ma dadi ak sama maal bi ñuy wax rawul di doomu monstre voilà. donc à part famille bi des na yeneen famille yoo xam te mën ngeen ko présenter sunu mbokk internet yi xool ko. bien sûr merci waaw. ok merci ñu ngi fii kër comme ni leen ko waxee rek ci émission jaar-jaar bi xam naa bu nu paree ci présentation bi dañuy def comme ni ñu daan def rek ñu ngi fii seet si sunu marraine macha allah Adjaratou Maguette Guissé donc mu nuy defal présentation bu am solo boobu ci xar yi. ñu teewaat beneen agnelle noir blanc bu rafet est-ce que mën nga nu présenter. waaw bii aussi comme ni ma la ko waxee rek dama jëloon monstre def ci am ci base de femelle. donc kii aussi doomu rawul la di sang monstre bi ba tey yaayam di côté Cheikh Diop doomu biddéew moo ko am ak beneen femelle bi ñuy wax Diamant Noir donc mu ñëw indil ma lii moom aussi mu ngi ci 3e portée. voilà macha allah est-ce que mën nañ xam tamit parce que boo xoolee souvent élevage dafa metti jigéen mënu ko tey ñu ñëw sa kër gis fii une bête yu am solo yu rafet yu extraordinaire donc loolu mën nga jox suñu mbokku soxna yi ñuy seetaan loolu lan la. waaw loolu du dara nag Papa Gueye lu dul bëgg-bëgg. loo bëgg rek du diis loo bëgg du metti xar yi maa leen di defal lekk le matin ngoon yi ma defal leen lekk du yàq dara ci sama liggéey su fekkee ma dem sama bon bi mooy xëy may leen affaire de jigéen la carrément fi moom góor amagu fi place xanaa décapé sang mais lu ko may ñoo leen di toppatoo defal leen garab bu faj jotee sama jàmbaar ji mooy ñëw faj leen bu foq béjjén jotee mooy foq dagg yi noonu mais lu ko mooy moom bu dee problème entretien bi lekk ak yooyu waaw bon li ci ëpp ñun ñoo koy def. macha allah kon yooyu mun see ñàkk ci présentation xar yi bala kon à part famille bi mën nañ xaar beneen famille yoon mën na présenter. voilà waaw macha allah am na fi yeneen famille yu ñu mën présenter. ok merci kon ñu xaar yooyu. waaw ba tey rek ñu ngi fii ci kër Maguette Guissé ci émission jaar-jaar bi tey xam naa suñu paree nag dañuy def comme ni ñu daan def rek toog ak moom mu wax nu fan la jaar ba taxul lii mu taxul tey vraiment ku fi dugg sa xol na sedd tey ñu gisaat añel bu rafet Maguette Guissé xam naa tey moom am nga mbégte ci xar yu rafet yi est-ce que mën nga defal présentation bi. waaw kontaan ci rek waaw mais kii tamit añel la moom di sang monstre bi ma wax rek di doomu dadi bi ma la wax moo tax man la bi nga dadi am na fi ay tëng yu rafet bien que daanu na muy maal bu rafetoon bu ñëpp apprécié woon waaw mais mu teel a daanu ci 20 mois mais avant loolu defal na ma fi ay tëng yoo xam ne wax dëgg yàlla am naa ci mbégte trop donc kii ci la bokk kii ci tëng yi la bokk mu ngi door a croisé wu xam naa incha allah ñu xaar ci kanam tuuti mu wàcceel ñu xëy na moom it lu rafet comme moom. incha allah kon ñoo ko déggandoo muy jumelle bu rafet bu neex a xool mais gis naa fi tamit est-ce que da ngay liggéey ci ñaari maal wala benn maal da ngay liggéey. non actuellement maa ngi liggéey ci ñaari maal parce que dese naa fi benn maal bu ñuy wax sang monstre la toujours comme ni ñu koy waxee man dama bëgg sang monstre. bien sûr waaw mais am naa ci benn nag li ma ci gis nag mooy lii xëy na produit yi yéenay jugé seen bopp. sang monstre boobu moo yor doomu rawul la. voilà ak yaay ji di côté Cheikh Diop. waaye ñu koy wax monstre 2 parce que moom li tax ñu tuddee ko monstre 2 dafa ñëw du petit maam ji teg moog monstre 2. moog monstre bu njëkk bi. voilà kooku tamit muy fi. kon xam naa yooyu il faut ñu xaar ko nga présenté nu ko incha allah merci beaucoup. waaw ba tey rek ñu ngi ci présentation yi Maguette Guissé tey nga génnaat fii femelle bu macha allah donc ñu bëgg a xam kii tamit est-ce que yaa ko juddulee.
waaw kii maa ko juddule yaayam juddule maamam voilà donc kii moom aussi ñu koy wax doomu rawul la mais yaayam côté boy séeréer la Abu Kan moo ma joxoon papa ji ci côté yaayam ñu koy wax doomu salañ ak boy séeréer donc ma am ci yaayam yaay ji moom moo ñëw produiral ma lii ak rawul di sang monstre bi mu ngi ci première portée ni voilà mu ngi door am benn portée xaw na yéex a tëbu nag moo indi mu xaw a màgg nii tuuti dem na ba ëpp 1 an door a tëbu mais indi na ma benn femelle bu rafet. waaw ñu gis ne fii ñu ngi ci première box bi d'ailleurs kon léegi première box bi des na deuxième box bi wax na war nañ fa génne ay choses yoo xam ne ñu ko représenté. waaw deuxième box bi bon pour ne pas ñu bañ a guddal xar yaa ngi ci biir mais ñu yem ci yi dem jàll ci deuxième box bi am ñu fa tànn rek ndax émission bi gën a neex bañ a am càmbal. D'accord merci. C'est bon mën nga bàyyi teel ma xool waaw ba tey nag actuellement ni ñu ngi ci émission jaar-jaar bi rek fii kër Maguette Guissé ñu ngi woon ci première box bi léegi dañoo dugg ci deuxième box bi ñu gis fi benn xar boo xam ne man sama xel dama ko gisee sama xel dem ci morse li des nag damay bàyyi borom xar bi wax ko Maguette kii mooy kan. waaw kii mooy monstre 2. waaw parce que kii moom papa mooy rawul bi ñuy wax li ñu naan sët toujours mooy indiwaat maamam maam bi mu juddoo mu ñëw génnewaat maam ji xale yi tudde ko monstre 2 voilà donc moom di sang bidéew bi may wax yaayam côté bidéew la voilà papa ji di monstre voilà monstre moom defe naa jarul sax ñu présenté ku ko xool xam ne papa ji sang monstre la. Effectivement monstre nekk na xar boo xam ne éleveurs yi kenn dootu leen ko présenté parce que gis nañ ni mu liggéey ci ëxlu élevage macha allah donc est-ce que mën nañ xam ndax kii itam yaa ko juddule wala da nga ko jënd morceau 2. waaw kii maa ko juddule kii comme ni ma la ko waxee rek maam ji sax maa ko juddule. voilà donc kii sama kër la juddoo ma téye woon ko ci moom ci doomi rawul yi voilà doon ci liggéey di ci liggéey ba léegi muy def doom yi rafet li ma ci xaw a métti rek mooy mënu ma fexe ba téye doomam ñaar rek daal laa ci téyeegum. mais maa ngi dégg sànq nga naan actuellement nii yoro ay doomam moom mooy deuxième mâle boo xam ne mooy da nga ciy liggéey et puis doom bu mu jur gars yi jël ko donc est-ce que tam yaa ngi prévoir pour téye mâle bi wala da nga koy génnee. ah Papa Gueye waaw boobu affaire bu ko jaree rek mu génne de mais fi mu nekk nii moom mën naa ne ba léegi su ma waxee dëgg rek ñaari doom laa ci am. doom yi mu jur yëpp ndax dëgg yàlla duñ ma ko bàyyee ndax doom yi dañuy rafet. waaw doom yi rafet lay def. macha allah mooy morceau 2 ku ne élevage da ngay wax esthétique ñu gis ne macha allah yëpp gis nañ ko ci moom actuellement ni mën nga wax ñaata at la am. waaw léegi mu boucler 3 ans. voilà léegi mu war a boucler 3 ans. voilà. merci beaucoup xam naa dañuy bàyyi morceau 2 mi ñu duggaat ci deuxième box bi la nekk ba tey deuxième box bi ñu présenté yeneen femelle merci. waaw ba tey rek ñu ngi ci présentation bi ba tey ci émission jaar-jaar bi fii ci Noflaye kër Adjaratou Maguette Guissé donc ñu ngi ci deuxième box bi Maguette kii kan la. waaw kii mooy yaayu monstre 2. voilà kii la ñuy wax Khady Touba. muy histoire bu gudd nag ak sama càmmiñ li. waaw parce que bis keroog bañ ko ne dinañ la may jabar. te ndaw si tudd Khady dëkk Touba mu jógee Touba ñëw fekk juste mbata bi di judd. waaw kii moo utal boppam tur. voilà ñu daal ko koy tuddee keroog pocc neex la fi fecc léegi nag moom moo jur monstre 2 boobu. voilà di sanwu Pa Mansour Mbodj bi di sanwu bidéew di sanwu monstre bi voilà ba tey moom sanwu bidéew moo ko jur du moins waaw moom la boole sanwu monstre bi mu génne kële mais moom sanwu bidéew bi la ak sanwu Pa Mansour Mbodj bi voilà. est-ce que dina am loo xam ne naa la ko laaj ci biir présentation bi est-ce que mës nga ci xalaat fixé ko jël morceau 2 jox ko yaayam xool la lay indil yaa ngi ciy xalaat. actuellement moom laa def ni yaay ji porte boobu la def yéen a ma jàngal yéen élèves yi. macha allah kon donc ñoo ko déggandoo yàlla na ci yàlla def barke macha allah merci beaucoup. te moom moo ko tëb actuellement. voilà maa ngi koy parce que mënu ma fexe ba tey doomam il faut ma def benn croisement boo xam ne leer na ma ne lu koy jëlee sama loxo moom dana xaw a métti. voilà ci loolu laa toll nii yaay ji sori na may ñaan yàlla mu indil ma doom yi rafet comme ni mu koy indee parce que am na femelle bu fi jaaroon sànq. moom moo ko jur aussi ba ma naan la rakk monstre 2 la. donc kon moom it mu ngi def doom yu rafet. voilà joxe naa ci nag mais ñi ma ci jox ñëpp kontaan nañ ñoom tamit. voilà merci. kon ñoo ko déggandoo yàlla na yàlla barkeel ñu bàyyi ko mu dem ñu xaar beneen ci ba tey ñu ngi ci deuxième box bi rek comme ni leen ko waxee merci. ci deuxième box bi rek comme ni leen ko waxee rek ba tey si présentation yi Maguette ñu teewaat fii femelle bu rafet macha allah gis nañ ni kii moom am na LCS. waaw kii am na LCS di femelle bu rafet mu ngi toll juste ci 1 an moom it 1 an bu tegee benn mois ci la toll mu ngi di doomu dadi moom tamit di sama monstre bi comme li ma wax rek. waaw moom moo ñëw Cheikh Diop moom ma joxoon yaay ji
ma ñëw croisé ko ak Dadi mu indil ma añel bi mu indi femelle bi am na benn porté doom bu jigéen ak mbaykan du doom bu rafet moom tamit waaw. macha allah donc à part deuxième box bi xam naa li ci ay balages lay nekk ba tey ñu ngi ci présentation bi rek est-ce que mën nañ xam tey entretien xar bi est-ce que mu ko la ci jàppale entretien bi. waaw entretien bi comme ni ma la ko waxee sànq entretien bi ñu ma ciy jàppale sama bon bi ma am sax nee naa la dafa am amour bi day yeewu day xëy si rek ubbi may leen ñoom ñëpp lekk damay yeewu xar yi calme lu xew may naa leen. wallaay ndeysaan moom kon loolu ñun ñooy toppatoo entretien bi ak sama càmmiñ bi nga xam ne ak sama doom Ablaye Jaxate ak am naa ci xarit xale yoo xam ne ñu ngi ma ciy jàppale bu baax a baax. voilà ñu leen di toppatoo mais lekk beeg naan bi des fois piqûre yi. ça dépend yomb na ci ñun daal ndax comme ni ma la ko waxoon ci début bi rek loo bëgg du jafe voilà. merci beaucoup kon ñu xaaraat beneen femelle merci. rek ñu ngi ci présentation xarit fii rek ci bergerie Maguette Guissé fii ci Noflaye ñu gis ne tamit gis nañ fi femelle bu rafet macha allah donc mën ngeen ko présenter. waaw femelle bi moom sama macha allah la ku ñuy wax Cheikh Diop la recette moom ma ko joxoon. voilà bi ñuy def transaction bi maag moom ci rawul parce que boobu fekk na rawul comme ni ma leen ko wane femelle yëpp 100 lañ il fallait que mu génn voilà ci la ma ko joxe muy femelle bu rafet di sang macha allah. macha allah donc mën nañ xam kii mu ngi ci ñaata mois ak ñaata portée lam aussi. am na exact mois yi mënu ma wax mais xam naa ne am na mu ngi ci 3e portée am na 3 portées. voilà am na 3 portées. donc macha allah. mu ngi ci 3e portée waaw. noonu voilà. moo jur femelle tëng bi ma leen wan sànq bi mujj a jàll. voilà boobu la fi am ak benn bu góor bi muy ñëw andi woon na benn taaw la woon na benn portée. voilà kon am na 3 portées actuellement. 3 portées ci présentation bi ba tey macha allah merci beaucoup. maintenant su ma juumul mooy sunu dernière femelle boo xam ne tey Maguette Guissé mën nañu ko présenter ba tey kii su ma juumul doomu rawul la ah. waaw kii tamit doomu rawul la. yaayam di sangu ado. voilà ma jëloon ko boole ko ak rawul mu génneel ma kii. waaw am naa ci yeneen produit joxe naa leen mais bii moom dama ko téye woon. muy def doom yi rafet am na ci champion yi rafet am na ci bu ma joxe Caaroy actuellement ñëpp nangu nañ ne champion bu mag la mu nga Caaroy. voilà di def doom yi rafet mu ngi ci 4e portée. voilà mu ngi ci 3e portée. bu tëbuwaatee lay doon 4e portée. voilà. macha allah mais ñu gis ne man loolu sama lecture la nag ma gis ne tey yow tey bu ne woon foire rek yow pare nga pour génn Maguette Guissé parce que xar yi set nan macha allah am nan entretien aussi. waaw loolu moom man pour man du ma xaar ba foire jot ma defar xar non man xar dafa war a nekk toujours dafa war a mën a régime am dafa war a complet donc su matee rek moom day rafet aussitôt bon toppatoo bi jaaree yoon kooku moom doo xaar ba foire di ko defar man ak ni ñu dëkkee aussi dafa xaw a xat donc tout le temps da ngay décaper tout le temps yaa ngi nettoyer tout le temps yaa ngi toppatoo xar yi donc ci état bi la ñu mën a nekk tout le temps waaw ñu ciy góorgóorlu bu baax di ñaan yàlla jàppale ñu ci rek. macha allah ñoo ko déggandoo di ñaan yàlla suñu borom barkeel jur gi li ci des nag mooy jaar-jaar bi émission bi jaar-jaar la tudd je pense yaa ngi koy suivre balaa ñu def plateau lan nga ñu ci mën a wax. xanaa di ci kontaan trop parce que mën nañ ne bu du woon yéen genre plateau yi temps yi élevage day sombre parce que avec Covid bi doo mën a dem def visite amul foire ku nekk yaa ngi sa kër donc dañuy gërëm bu baax genre initiative yi parce que lii day indi visibilité ci li ñuy liggéey te ça nous fait très plaisir nga liggéey ba nit ki ñëw nangul la li nga liggéey présenté la ko ci biti mais kooku mënuñu am seen fay wax dëgg yàlla liggéey la boo xam ne extraordinaire ñun ñu ngi leen di suivre bu baax a baax ci YouTube bi di béggee torop demuñu mais xam nañ li xew ci biir bergerie yi. absolument macha allah kon li ci des mooy émission jaar-jaar bi li ci des ci plateau la ñuy toog ci benn salon ñu wax Maguette Guissé et puis mu wax nu tam fan la jaar ba liggéey lii mu liggéey ak secret lan la loolu ci kanam tuuti nañ ko xool incha allah merci. voilà c'est bon. comme waa AG17 TV salaamaaleykum staff mi ànd lépp di dalal tey kenn ci émission jaar-jaar bi nga xam ne ñëpp ñu ngi koy bàyyi xel di ci profité di nuyu waa diaspora bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di tàllal loxo di leen wax gis nañ conseil merci beaucoup ci ñaan yi tey nag ñu dalal kenn si ñun nekk wajur si ñun nekk sœur si ñun nekk lépp lu si ñun macha allah ñi ajaratu Maguette Guissé tey fii ci Noflaye tey ñu bëgg a waxtaan ak moom ginnaaw présentation xar yi dañoo bëgg a waxtaan ak moom ci jaar-jaaram parce que concept bi loolu la tudd ajaratu Maguette Guissé ñu ngi lay nuyu di la dalal. waaw waaleykum salaam wa rahmatulah maa ngi nuyu ñëpp aussi di leen wax alhamdulilah yegg si leen ak jàmm voilà.
waaw jërëjëf gannaaw bi ñu la fayee nuyu tey sunu première question mooy tey gis nañ li nga wane bet yu rafet yi nga wane macha allah donc ñu bëggoon xam sa jaar-jaar parce que concept loolu la tudd Maguette Guissé fan la jaar ak ban année la dugg ci élevage ba taxawal li mu taxawal tey fii ci bergerie bi. waaw maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar di leen wax alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi dugg ci élevage 2005 voilà 2005 laa dugg ci élevage xaw a am nag tuuti retard ndaxte début bi sujet yi ma joroon yëpp dafa démarré wu ma ak sujet yu baax daal laa mën a wax parce que ki ma njëkk a jox ay sujet macha allah joxoon na ma ñaar yu baax mais par la suite bi ngay dolli xam nga rek bon yu ci ëpp daal baaxul nga mu xawoon a freiné tuuti sama liggéey mais bi ma demee comme bëgg naa ma persister continuer bi ma demee ba xam ne xàmmee sujet yi ma commencé nag di changer di liggéeyal sama bopp loo xam ni moo waral li ma présenté tey. macha allah ci 2005 nga commencé dugg ci élevage bi est-ce que souvent dafa am ay éleveurs yoo xam wala éleveuses yoo xam tey bu ñuy débuter seen élevage dañuy yar ay pur sang jékki-jékki jaay ko ñu bëggoon xam ndax sa jaar-jaar da nga tëb rek jënd ay xar yu laadum wala da nga yar ay ordinaire ba si yàgg jaay ko dugg ci laadum yi. waaw dama yoroon ay xaru ordinaire dama mës a bëgg xar daal mën naa ne loolu maa ngi ko jëlee ci sama yaay sama papa parce que bon comme ni ñu koy waxee képp ku fi bëgg jur yenn jur yi rek fekk na say waajur nekkoon ci sama yaay dafa mës a bëgg xar moom raw sax laa mën a wax donc ci moom laa daan nekk di ko jàppale ci élevage am di jàppale ci di ko toppatool ay xaram ba mu jur tey man ma dem ba mënal sama bopp mu dem jënd ay xar donc ci xar yooyu laa commencé woon mais comme je l'ai toujours dit sama borom kër moom la xaritam yendu foofu dama xool ma ne ci xar yi di sonn trop mu ne ma yow daal te nga wut laadum ma ne ko luy laadum après ma réfléchir ne am naa benn voisin boo xam ni xaram yi ni ñuy toll ëpp na dayoo kon xëy na est-ce que du loolu mooy laadum bi ma tegtalee ci laa njëkk a jubal ci voisin boobu ñu koy wax Ibou Kewé di nit ku baax wax dëgg yàlla yàgg ci xar ba ñu tuddee ko sax ñëpp xam naa bari dégg nañu maal bu ñuy wax Ibou Kébé kon Ibou Kébé ba la ñu ko tuddee woon donc moom ma njëkk a jox ñaari élément voilà donc foofu laa commencé ci laa génnee xar yële daal di dugg ci laadum bi voilà. macha allah bu nekk jaar-jaar bu am solo mais souvent jamono yooyu boo xoolee 2005 ak léegi boobu je pense xar yi yomboon na bi ngay débuté sa jaar-jaar est-ce que mën nañ xam ci côté financièrement nan nga débloqué woon pour jënd xar par contre ak xar yi léegi nin mel niveau bi mu am. voilà parce que bi may dugg ci instant boobu may dugg xar yi boobu yaa ngi am mbote mu ngi ci 250 000 donc surtout ku yor xar yu baax 250 000 te defe naa boobu xëy na naxaate yi am ci mujj jamono bi amul woon da amul woon aussi comme ni ngeen di def seen émission yi nga xam ne ci ngay jaar ba mën a xam laadum bi critères yi muy am ak ni mu war a mel pour nga mën ci investir temps yi amul da ngay am confiance ci nit ki rek mën la lii la nga daal di jox ko mais ci instant boobu moom ci moom laa njëkk a jënd ñaari élément muy waay ju baax jox ma ñaari yu baax ñetti élément benn sang wele ak ñaari femelle benn bi bali la woon bi ci des doon pur sang ci laa commencé par la suite laay door a dolli. jërëjëf macha allah mu nekk lu am solo di ñaan yàlla barke mais boo xoolee 2005 ak ba 2021 mu nekk yàgg na yàggul ñu gis na tey fii ñu waxee fii ñu defee émission bi moom macha allah sa élevage am na niveau trop donc si diggante bi lan nga fi changé waat 2005 ak léegi. changement bi bariwul dugal naa fi maal ay maal parce que jënd naa fi maal ñaari yoon am na ci maal bu ñu ma jaay mu cher trop mais ndeket bu tëbee du jàpp ma bàyyi ko mu dem jënd naa maal aussi beneen boo xam ne ñaari yoon dal na ma ñaari yoon yoo xam ne maal yi bu ñu tëbee duñu jàpp te ñuy maal yu rëy mais ma mujj leen bàyyi ñu dem ma dem ci abukan jënd fa ci moom maal benn comme ni ma ko waxee woon benn sang salañ ak boy séeréer ñu koy wax njool fuuta boobu ñëw commencé ma defal produit yu rafet donc xam na nag liñ naan ku bëgg élevage tey gis lu rafet da nga koy commencé xàmmee et puis aussi comme quoi élevage aussi da ngay def ay visite di dem ci yeneen bergerie yi di gis ni changement yi di amee nga daal di dem nag léegi commencé comprendre que ne il faut ngay améliorer di dugal di génne maal boobu ma commencé ci am doom yi rafet dugal aussi doomu Laay Jaañ bu ñuy wax Yaya tudde woon ko Yaya moom tamit muy maal bu rafet mën naa ne maal boobu sax laa njëkk a jaay mu doon xaalis bu xaw a takku ci sama loxo après ma daal di commencé jënd nag yeneen maal ak yeneen femelle di dugal.
waaw macha allah mu nekk jaar-jaar bu am solo leneen li ma lay laajaat rek parce que c'est la première fois ñu dalal ci jigéen ci émission jaar-jaar bi donc ñu gis ne soxna yu bëri dañuy bëgg a dugg ci élevage bi mais souvent dañuy ragal est-ce que mën nañ xam ndax Maguette Guissé bi muy ñëw en 2005 ndax naxuñu ko parce que léegi dafa bëri comme ni ñu ko waxee ñu baal ma ci terme bi ay dóorkat donc est-ce que mën nañ xam ndax Maguette Guissé am na staff bu nekk ci ginnaaw comme ni ko gars yi di waxee léegi muy ay kët ñoo xam ne ñoo ko daan dugalal xar bi génneel bi waaw loolu moom du ci ñàkk am naa ñoo xam ne macha allah lu mu la wax ci xar du dañ daf may ñëw sax ni ma gis naa xar bu rafet la bëgg a dem ñu koy wax Cheikh Wade du ma sax xool xar bi dama koy jox ñaata nangam ñu wax prix bi ba baax na ma dindi xaalis bi jox ko mu dem indi xar bi te bu ko indee dama ci am résultat li ma ci bëgg kon kooku mën naa ne ci sama staff la bokk mu may jàppale bu baax ci xar yi mais yéen aussi li ngeen di liggéey day yee nit ci xar da koy tax a xàmmee xar bu baax ak bu bon parce que bu ñuy suivre seeni émission ci la ñu xamee ne lii ñu may jaay ak lii ñuy wane ça fait deux donc loolu amul woon ci jamono yu jëkk yi foire yi amul woon ci jamono yu jëkk yi bon groupe yi ñu créé ci WhatsApp yi aussi amul woon waxtaan yi ñu ciy wax pour aiguiller la wan la fi xar bu baax nekk amul woon donc da nga daan am confiance ci nit rek moo waraloon nax yi gënoon a metti mais actuellement jigéen bu ciy dugg normalement bu góorgóorloo tuuti rek mën na bañ a jënd lu bon waaw mën na bañ a jënd lu bon parce que bu leen di déglu bokk ci groupe yi bokk ci di seetaan émission yu mel nii dana xam bu koy jaralee mu jaral ko mu génnee xaalis bu bari mais bu jënd mu jënd lu baax parce que bu jëndee lu baax liggéeyam day gaaw rek mais bu jëndee lu bon comme ni ñu koy waxee rek bëgg lu yomb xale yi ñëw dóorkat yi ñëw jaar sa kaw mais bu boobaa aussi sa liggéey day yeex rek li ma dal donc parce que niveau bi yéex naa jóg trop bien que bëggoon naa li may def et j'ai persévéré pour mën a yegg si fii sinon su ma ko deful woon du ma yegg si fii xaddi naa gedd naa yàgg na bàyyi naa mais quand même j'ai persévéré mais ñoom léegi loolu mën na leen ci bañ a fekk tellement que émission yu mel nii dafa am solo da leen di yee bu baax a baax ba nga xam ne mën nañu gaaw am benn niveau bi sans ñu nax leen yenn nax yu metti yi waaw mais jaar-jaar ak Maguette Guissé jaar-jaar ak élevage macha allah donc ñu gis ne tamit actuellement nan ngay def ak sa foyer xam naa question boobu sax après dinaa invité monsieur parce que du ñàkk ma laaj ko donc bëgg a toppatoo xar yi sa ménage ci jaar-jaar bi tam aussi nan ngay dundee ak moom parce que ñu bëri des fois dañ naan jigéen warul yar xar boole kook ménage am yor ay doomam. li ma la wax rek ci commencement bi bëgg-bëgg la. te yàlla bu la booleeg sëñ boo xam ni baax na jàppale na la ci li ngay def des fois sax da ngay bëgg a jënd mu amoo moyens yi nga dem naxanteeg moom mu dindi jox la kon kooku du la tere da lay jàppale. bon moo yàlla suturaal ma aussi ma am ci ku baax a baax koo xam ni wax dëgg yàlla mu ngi ma ciy jàppale bu baax a baax fi mu xar yi nekk moom la su ma amul ñëw song ko moom la di presque sama doom bàjjan laa mën a wax dama koy sonal sax ci indi mun a xaw ma xàmmeewu ci benn xar mais xam ne ne yëpp bëgg na ànd ak ñoom bëgg ko. léeg-léeg ñu tere ko nelaw dama ciy rus sax nekk fi di wokk seen bopp yi ci miir yi guddi gi yëpp day metti ci moom mais amul benn problème day reer ak bàyyi bon yor leen nag mën naa ne jigéen mën na ko bu bëggee parce que investissement la actuellement entreprise la mais jigéen mooy defar góor ba mu baax kon mën na defar xar yomb na. da ngay teg foofu sa baaram nag ñu invité grand ci plateau bi rek am benn question bu ñu ko laaj rek s'il te plaît. jërëjëf comme ñu ko déggandoo rek tey ñu ngi def benn émission fii rek concept mu ngi tudd jaar-jaar tey ñu seet si woon soxna Maguette Guissé nekk kenn ci éleveurs yi macha allah du Sénégal parce que ku wax jigéen tey ci élevage bu nee Maguette Guissé sa xel day dem ci moom mu liggéey ci liggéey bu mucc ay ba yàlla dogal tey ñu seet si ko fas yéene waxtaan ak moom ci jaar-jaaram mu ñu bëggoon dégg say seede rek yow en tant que borom këram nan ngay dundee ak moom ak élevage am. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah. xanaa avant loolu ma di leen sant déjà ci déplacement bi parce que seet si nit ki ci këram bon xam naa temps la laaj ensuite comme ni mu ko waxee sànq di leen sant ci seen émission yi bon pour aller directement maintenant à la question moom mii moom daanaka comme ni mu ko waxee sànq depuis 2005 la peut-être am na benn anecdote bu muy xaw a fàtte ñaari xar yooyu mu yor bu mu ko indee daf maa nëbb daf ma ko nëbb bon après laa ko ni mais xar yi lan la mu ne ma non ma wax lu ma ko jëndee boobu je pense c'était dans les 400 000 francs ma ne ko mais tiens na nga mën a jël 400 000 di ko def ci ay xar bon mais par la suite li mu doon wax tamit sama benn copain moo ko ci pratiquement xiir voilà maintenant depuis boobu
elle a demandé quand même l'autorisation à part kii boobu elle a demandé l'autorisation def ko ma ne ko nag man li ma lay sant tout simplement mooy boo ci dugg fexeel ba bul nax kenn na nga fexe ba bul nax kenn mais li ma leer mooy lii xaw ma nu mu demee mais je sais que dina am genre lobbying dinañ la nax mais yow bu ñu lay nax muñ ko mais yow fexe ba bul nax kenn loolu indi ku mu jaay day nekk di seeti xar yi maa ko nag yow lii ngay def ni mooy nga jaay nit ki ba pare naa xaar ma jaar fa seeti ko peut-être loolu lu tax mu koy mën a ñeme def da koy wóor ne moom li mu joxe moom moo ko gën a bëgg amaana nag lii laa ko doon ñaanal parce que nit ki booy sellal li ngay def te loolu je le dis à travers lépp looy liggéey nit ki booy sellal li ngay def la nga ca yéene da nga ca am lu ëpp sa njort parce que yàlla mooy joxe yàlla mooy joxe kooku c'est une leçon bu may jox sama bopp moom lay doxee moom lay doxee amaana nag looloo indi tey peut-être jotaay bi comme ni mu doon wax aujourd'hui ñu ngi ci genre boo kii boo xam déplacement c'est pas facile seen foire yi lañ doon am amatuñ ko déewa Covid mais déplacement yu mel nii mooy indi peut-être ngeen extérioriser qualité bi nit ki làqu am voilà siiwal ko ba bon finalement ñeneen ñi nga xam ne nii amuñu jot peut-être toog wala dem fekke seetaan gis ko voilà bon il m'est très difficile nag di xaw a témoigner ci moom parce que fi ma àgg la ku baax la ku jullite la waaw loolu moom xanaa mës naa ko seede ci kanamam ne ko man je veux pas tellement xaar yal na yéex waaw yàlla guddal fan yi mais les gens attendent tout le temps ba nit ki dëddu ñuy doog a wax ci moom lu baax man na je préfère le dire devant toi nga xam ko et puis bon nga doxee ko voilà bon voilà dina am nag diggante tout le temps day am ay ñagas-ñagas mais nit ku oyof la amaana sax mën naa ko tooñ mais moom ci boppam mooy ñëw jégalu waaw donc ku baax la voilà donc lii jomb ko ah lii moom jomb ko te li muy wax tamit am na benn seede bu mu def ci benn kenn mooy Cheikh mi toog fii waaw nit ku oyof la xam nga nit na boo baaxee dañ lay booleeg ñu baax yàlla da lay booleeg ñu baax waaw nit ku oyof la ku oyof la daf ma xawoon impressionné boobu dëkkuñu fii boobu ñu nga fële Tëngéej waaw mu ñëw di def naa di rawle benn xar di jubbanti ay béjjén di defar kii mais je me suis dit mais ce gars là passion bi mu am nii c'est extraordinaire mais boo ko gisee da nga koy teg donc mënoo ko comme je dirais daal da nga koy xeeb waaw te en général ñu mel noonu ne boo leen di xeeb ñoom ñoo lay rey parce que dañ lay sànq parce que doo xam lu yàlla la xas ci ñoom depuis boobu na laa ko jàpp waaw jàpp ko mu encadré ko di ko conseiller di ko teg ci yoon voilà maintenant l'autre message c'est juste pour yéen a ngi koy wax sànq jigéen ñi ci bëgg dugg mais du jigéen ñi sax jigéen ñi góor ñi ñëpp la xam nga c'est une passion man awma passion bi moom wax na ko sànq xar yi xàmmeewuma ci kenn benn laa ci naan moo ko moom mooy élection mais buñ ma nee anamu geen gi laay wëri waaw geen gi laay wëri donc bu amee ñaari xar yu seen geen gudd rek mën naa réer voilà mais c'est juste pour dire ñi ciy dugg te loolu c'est un message que je lance à tout un chacun c'est dans un milieu boo xam ni c'est un milieu de caïman qu'on le dise dañ koo nax ba mu jëm ba yow extraordinaire non dafa jar a wax parce que naxe bi amul solo parce que ña doon naxee ñëpp delluwaatal ca gannaaw tey fan lañ toll parce que amul mucc nit ki booy jaayal lu baax boo amee sikk wax ko nit ki jël responsabilité am mais nga ne fi di ko gëmloo parce que xamul ku mel ni man tey war a uti xar man xam dara xam ban critère la je sais pas xar yàpp laa ci xam ñu baal ma nag mais ñoom loolu lañ bay dégg xar moom yàpp laa ci xam. mais daam benn question bu ma la laaj yow en tant que comme émission bi ni doon ci jaar-jaaram moom ban jour nga sentir ne moom vraiment kii gëm na li muy def bëgg na ko ci ban moment nga toog rek xalaat na kii daal war naa koo jàppale. waaw mooy persévérance bi muy wax sànq parce que man bu doon mal la pare na ci yàgg na
2005 ba 2021 ça fait combien presque 16 ans 16 ans yoo xam ne nii peut-être tey jii buñ koy ràññee ci li mu dugg ci foire yi mag yi di am voilà je me rappelle même plus des associations ay Sall Renades voilà ay Adam des trucs comme ça Renades et tout ça ci ngay xam ne peut-être gis nga ko ñu bari di ràññee mais avant loolu mais quand même elle a beaucoup peiné elle a beaucoup peiné d'ailleurs même activité am yëpp yi mu yoroon d'origine actuellement xar yi dañoo dem ba pratiquement di ko lekk activité bi muy def en parallèle xar yi nii pratiquement boo gisee day jékki-jékki rek paan voilà soit mu ñëw ci man bon li muy wax nag peut-être elle a un peu exagéré voilà des fois mu ñëw tu sens que voilà elle est en train de peiner elle est en train de peiner mais bon loolu li koy indi yëpp peut-être amour bi mu am ci affaire bi la voilà bëgg bi mu bëgg élevage la te loolu pratiquement ci la ko nit ñi commencé di ràññee mais quand même d'ailleurs looloo gën a tax man ma mën a muñ nekkin beeg xar yi voilà nekkin beeg xar yi mettiwul d'ailleurs d'autant plus peut-être am na loo xam ne bëggul ma wax ko mais ça fait pratiquement 5 ans je pense ou 6 ans ou presque plus que ça jëndatuma xaru tabaski waaw c'est elle qui l'assure donc voilà donc loolu di ko sant voilà di ko ci ñaan yàlla vraiment bon mooy li ñu wax daal nit ki daal moom boo sellalee rek amul dara looy tiit amul dara looy tiit te man bon franchement maa ngi koy jàppale di ko épauler ci loolu voilà di ko vraiment ñaanal daal di ko encadrer voilà di ko encadrer. vraiment rien à dire amuñu dara lu ñu wax ci seede yooyu mu def ci borom këram parce que souvent comme ni ma koy defee rek ak ay éleveurs yoo xam ne damay invité seen soxna yi laaj leen nan la ñuy dundee ak seen borom kër yi parce que souvent ñoom dañu wàccee ñoom it dañuy daw rek yéeg xooli xar yi ci kaw alors que ni ñoom dañuy fàtte ne sax seen borom kër yi ci suuf donc mu nekk passion boo xam ne ku amul compréhension mën nga mere nit ci erreur mais par contre yow là li nga expliqué moom vraiment xel dal na donc ñu ngi lay remercier bu baax a baax mot de la fin lan ngay tàggoo. waaw xanaa tàggoo bi daal mooy peut-être di leen sant parce que déplacement bi c'est pas évident comme je disais tout à l'heure et puis bon di leen encourager aussi di ñaan tamit yéen a xam vraiment fi ngeen bëgg a jëm ak seen émission yeeg seen souhait yàlla dafa leen lu raw seen jort maintenant peut-être li may tëjee mooy benn kii bu xam ne nii sama collègue yi am na ci ñaar ñoo xam ne dañ maa sonal parce que nee nañ man maay sang xar yi voilà te loolu j'aimerais bien que dans cette émission là mu démentir loolu parce que man sonn naa ci loolu trop nee man maay sang xar yi may waa bien boobu ma sang xar bu ma ñëwee kii ñëw voilà tey xam naa omo bi moo ëpp voilà des trucs comme ça mais yooyu yëpp c'est dans l'amitié voilà c'est tout simplement ça moom daal sant yàlla voilà et puis bon di leen ñaanal voilà yal na yàlla dool sutura jàppale ñu jàppale réew mi voilà def jàmm ci réew mi parce que loolu rek moo fi xaj waaw jàmm rek moo fi xaj moom nañu xamuñu leneen daal voilà. jërëjëf ñoo ko déggandoo mu nekkoon kenn ci borom këru Maguette Guissé kon dégg ngeen seede yooyu mu def ci soxnaam merci beaucoup. ñu eggali rek suñu kii. waaw jërëjëf Maguette Guissé xam naa tey moom xol fees na xol sedd na tey ñu dalal sa borom kër mu def ay seede ci yow donc balaa ñuy ñëwaat ci biir émission jaar-jaar bi rek yan jàngat ngay def ci seede ak lan moo la ci marqué. waaw di dellu sant yàlla rek di wax alhamdulilah parce que c'est pas donné. yàlla boole ñaar ñoo xam ni seen i bëgg-bëgg dëppoo na seen i gis-gis dëppoo na am nañu jàmm ak salaam peut-être on a fait plus de 17 ans de mariage mais yàlla def na ne ay xarit lañ kon loolu bu ma ko amee ci moom du ma dellu di wax lu dul alhamdulilah rabbil alamin effectivement waxul lépp nag jàppale na ma bu baax parce que kilifa la mënoon na ne te kilifa la fa mu nekk tamit mënoon na ne sama kër du tilim ci ay xar wala duñ jaar ci sama saal bi fu ne lay jaar ak xarit waaw te du wax dara kon nag sant ci yàlla lu bëree bëri dëgg yàlla di ko ñaanal yàlla aussi yàlla jàppale ko bu baax taxaw ko ci njabootam voilà wax dëgg yàlla
jërëjëf léegi dañuy ñëwaat rek ci eggali sunu plateau rek léegi bu ñu waxee jaar-jaar dañuy gis ne souvent jamono yi ñuy passé dund nañ fi dund bu metti ak Covid bi macha allah yàlla dogal ñu tëj sunu foire yi donc éleveurs yi wala éleveurs yi tamit aussi bëgg a dundal xar yi xam nga ñu nekk ci benn crise moment boobu yow nan nga ko jàngatee. waaw sant yàlla mais nañu wax alhamdulilah parce que suñu borom moo ñuy delloo rek ci boppam crise la effectivement crise la bu metti ci ñëpp nag du ci éleveurs yi rek dans le monde entier daf di crise boo xam ni ñëpp la laal donc ku ci nekk rek ak say man-man mais su ma la nee ci biir crise bi am na ñoo xam ne ci lañ ubbi ko doo ko gëm kon yàlla da ay mbiram la quoi kooku mën naa ne yàlla ay mbiram la am na koo xam ne ci biir crise bi ku dem ci la gën a jaay xar loolu lépp am na ci donc kon duñu def lu dul delloo suñu borom rek sant ko bu baax a baax dolli góorgóorlu rafetal jikko yi peut-être ba mu gën a wàcc crise bi gën fi jógee économie bi changé parce que metti na ci ñëpp dund bi metti na aliment bi metti na ngooñ bi pour nga jot ci xam nga bu ñu demee ba saak ngooñ di yegg 5000 francs mais yenootul maanaa muy loo xam ni xar yi dañ koy lekk rapidement da ngay xëy tu dépasses plus de 10 000 francs pour benn journée ci say xar mais kooku metti na trop borom kër yi sax xanaa dunduñu loolu ak lu njaboot gi xaw a yaatu mais ñu dellu lépp sant yàlla rek ndaxte quelque part ñoom aussi ñoo yor seen bopp parce que des fois dañ lay feeñu foo xam ne dañ lay jàppale foo xam ni doo ko fa sax woon xaar donc lépp daal su gàttal mën naa ne mbirum yàlla la subhanahu wa taala donc nañ ko delloo te jaamu yàlla parce que foofu rek laa gis ne fa ngay amee équilibre ci yaakaar suñu borom pour mu jàppale la ci li ngay yëngatu voilà mais yàlla ñu yàlla dolli sutura bu baax a baax. amiin ñu ñëw souvent tamit ci jaar-jaar bi rek est-ce que mën nañ xam ndax Maguette Guissé souvent dañuy gis éleveurs yu bëri wala éleveuses yu bëri macha allah donc dañuy am problème ak ay jafe-jafe ak seen vétérinaires yi. souvent nga am benn cas urgent ngay woo véto bi ñu baal ma question la rek. boo leen woo ñu ne maa ngi ñëw doo leen gis est-ce que mën nañ xam tamit kan mooy saytu seen santé. waaw ñoom seen santé mën naa ne bon depuis ma nekkoon Tëngéej docteur Boy laa daan jël comme vétérinaire moo fay faral di ñëw mais xam nga léegi dama xaw a enclavé aussi bon sant yàlla mais des fois xar yi Papa Gueye garab yu bari yi da lay sonal man dem naa ci ba nga xam ne xar yi li ñuy jël lu dul antibiotique bu ñu jëlee seen bu ñu leen déparasité kii leen ni ñu koy waxee di chaque 6 mois mais li reste li ci ëpp duma jël benn vétérinaire xanaa ma soxla écho bu ma soxlaa écho woo vétérinaire bi mu jaar fi defal ma écho quelques rares fois ma am problème ma woo leen ñu ñëw mais li nga wax dafa am da ngay am cas urgent da ngay woote doo gis kenn bon ñu ngi koy changé nag parce que gis naa ne ku ci nekk léegi yor nga oto def nga garab yi ci biir yaa ngi déplacé wu bon xëy na avec le temps ça va s'améliorer ak ni ko éleveurs yi di jooytoo nii dina changé mais nag cas lu réel la da nga leen di soxla cas urgence doo leen jot mais pendant ce temps man am naa sama cheikh bu mboto bi gàllanoo sax mu wëlbati ko bu tànk yi bu sërëxee bu potaxee sax mu génne ko donc kon bu ma amee lu mel noonu man bariwuma lu may woo vétérinaire mooy sama vétérinaire muy waaju doy waar nag lu ma leen ci wax rek des na mbote bi sax moo na la ne mbote bi nii la positionné day ñëw bañ may booleeg moom dañ ne ma mbote bi mën na ñëw traversé wu day puus dara du ñëw moom dina ñëw wëlbatil la ko normal génneel la mbote bi sobe yaay ju sobe ko kon kooku ku mel noonu boo ko amee ci cas yeneen ak yeneen yu ci bari di nga xaw a yeex ko woo vétérinaire bon mais nag du ñëpp am loolu mais dañuy ñaan rek vétérinaire yi aussi ñu dolli góorgóorlu gën a renforcer seen i parce que ñun suñu jur gi rek la ñu am ñoom xam nañ ne sax dafa cher ba seen lépp a cher léegi bon kon nag nañu ci boole tuuti yërmande renforcer seen i kii ba ku ñu leen wooyee rek ñu mën a ñëw dimbali suñu xar yi ci kàttanu Yàlla. macha allah léegi dañuy ñëw ci jaar-jaar bi nag léegi nag xam naa fii moom gars yu bëri boo leen posé question bi dañ koy daw mais yow dinaa la ko posé donc ñu gis ne à l'époque maire Faye Doumbouya moo fi nekkoon Fat Abdallah nga daan dégg ba ci Ajaratu Maguette Guissé mi ñu defal émission bi tey donc sa diggante ak éleveurs yooyu fi nekk xam ne ñoom ñoo fi gën a siiw par contre xëy na am na ñeneen ñoo xam ne mais ñoom ñoo fi gën a siiw Maguette Guissé ngi dégg Fat Abdallah maire Faye Doumbouya ñu ngi leen nuyu au passage aussi am ngeen ay relation ak ay liens. très bien bu baax a baax dem këram laa nekk te mu ngi naa ma toogal fanaanal ma ne ko kon léegi nga gis fi Abuja Fatou Doumbouya ne sama xarit la boo ko dama koy remercier nee naa ko yaay sama idole
Fatou Abdallah aussi démb am naa nouvelle am parce que fi ma dem dañ ne ma Fatou Abdallah ñëw na fi wut si croisement ma ne kon reprendre ñu ne waaw ma ne alhamdulilah parce que vraiment dañ daan tase réunion on était très bien ñoo njëkk a fay jigéen xam nga ñooy wétali suñu bopp bu ñu tasee foire it macha allah bon daan lëkkale suñuy xalaat bon Fatou Abdallah bi mu amee déception yooyu xawoon a retiré wu mu doon poids vraiment ci man mais démb rek at naa nouvelle bu bees que ne mu ngi ñëwaat raam ndànk di ñëw ma ne kon alhamdulilah Fatou Doumbia démb onze bi ba mu naan ma fanaanal ma ne ko kon Abuja am problème ak yow ñuy ree kon am nañu affinité bu am solo ma ak ñoom voilà vraiment bu ma sañoon tey fu ma taxaw Fatou Abdoulaye taxaw ak yeneen femmes yi may invité yëpp ci biir élevage voilà kooku moom jàppalante bu am solo lañ ci am voilà di dellu di wax rek ne au milieu milieu élevage aussi gis naa ni xale yu góor yi jàppalante foofu ni mu neexee man defe naa ci élevage rek laa gis ku ci bokk rek doo xam mais macha allah yal na yàlla mottali. ñu ñëw ci côté commercial bi léegi xaalis fi mu toll dégg nañ say xar dafa cher des fois nit bëgg fee ñëw sax yàlla boo fa demee doomu rawul doo laal donc commercial bi xar yaa ngi ci gis sa bopp wala. waaw macha allah ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax mais cherul noonu parce que man li nit ñi jaayuma ko xam nga jigéen dañ koy yeb moom jigéen bu ñu la nee million sax war ngaa daw ba fattu fekk ne yow voilà mu ngoog te da ngay dégg ñu jaay ay tëng ay xaalis bu bari nga yor tëng bu ko daax doo dégg sax 1 million kon man seeruma comme ni ñu koy waxee mais nag ci kàttanu yàlla ñu ngi ciy gis suñu bopp bu baax a baax parce que ñi la daan wax naan la ay yaa ngi yàq xaalis yaa ngi investir wala li ngay def bari na ci xar yi wala nekk fi xar nekk fi nit moo gën xaw ma ni ñu koy waxee te nekk fi xar moo gën nekk fi nit yooyu yëpp dañuy dem ba gis ne mu ngi am rentabilité mu ngi dugg bu baax parce que da nga jaay naa fi mu ne Europe ñu bari ñoo xam ni ba léegi tegewuñu bët dañ may ñaanal ba léegi dañ may jox ay ñaan damay wax amin di ma envoyé ay audio yu lépp ci diine yëpp ñuy communiquer te xar rek a ñu boole livré naa leen dem nañ xoolal leen ko ni leen ndaw si lim leen jox c'est impact kon alhamdulilah la ñuy wax am na ay revenu wax dëgg yàlla mu ngi duggaat bu baax a baax ñu ciy sant suñu borom bu baax a baax waaw comme li mu wax rek fexeel ba jox nit ki li nga bëgg man loolooy sama devise li ma lay jox dina la amal njariñ bu seeree rek dina la amal njariñ parce que man loolu laa bëgg wax li ma lay jox mooy li ma bëgg voilà te defe naa li ma bëgg bu dee baax na bu ma la ko joxee di nga ci gis njariñ ñi ma jotee gis jox ñëpp daal dañ may ñaanal am na ci koo xam ne nee na ma maa nga Europe maa nga Italie mais sama jabar dina la yónnee cuuraay ba Touba ma ne ko déet nag yow toogal Italie rek mais cuuraay li moom wax dëgg yàlla bàyyi ko ba beneen ndax da ngay sonal soxna si pour mu ñëw ba fii di indi cuuraay bon kon loolu yëpp ay relation la yoo xam ni xar yee ko indi kon rentabilité mu ngi dugg ndànk-ndànk ñaan yi sax ëppati rentabilité bi alhamdulilah kon macha allah yal na yàlla barkeel ñu ñëwaat ci beneen phase boo xam ne sa jaar-jaar la ba tey rek ñu gis ne tey da nga ñeme woon dem foire macha allah ñu gis ne tam ngay présenté femme du Renades nga fay présenté loo xam ne vraiment bokk nga ci présidente yi donc nga nekk fa tam di fa liggéey bu am solo bu ne Adel tamit ñu ngi nuyu suñu père Sami Diakhaté aussi nan ngay dundee loolu tamit ci jaar-jaar bi nga dund ci élevage ak léegi commission yi la jox ci biir femme en élevage donc loolu tamit lan nga ci def. waaw loolu lépp di ci kontaan parce que lépp dafa delluwaat ci biir élevage parce que boo xoolee commission yi ñuy jox ci Renades muy innovation bon femmes et jeunes en élevage muy lu kenn mësul bàyyi xel ñoom ñi ñëw bàyyi ko xel dindi ci ay dons di ko joxe dindi ci mais c'est des trucs yoo xam ne da nga ci des choses yu important yoo xam ni da ngay am cawarte ci def ko da ngay am cawarte ci def bu dee bëgg nga lu baax bokk fekk jigéen ju toog amul doole wala dégg na laadum yi bëgg na cee dugg mënu cee dugg nga yëkkati femelle gestante jox ko mais kooku boo ko koy jox avec plaisir lay doon waaw kon genre geste yooyu te Renades indi ko mais wax dëgg yàlla du ñu def lu dul dem ci ba jeex Covid bi moo ñu baare woon mais on va incha allah redémarrer waat ak ay idées yu gën a nice yu gën a rafet yoo xam ni nit ñi ak ñi nekk suñu gannaaw yëpp dinañ ci gis seen bopp incha allah jërëjëf muy Adjaratou Maguette Guissé ba foire bi ñu war a def sax du 7 au 12 décembre incha allah moom mooy marraine bi donc loolu tam def naa rëy na trop ci yow xam naa sa jaar-jaar est-ce que mos nañ la parrainer foire wala bii mooy première fois. waaw mos nañ ma marrainer foire muy foireu Tivaouane keroog Pa Mansour Mbodj moo doonoon parrain bi
muy faar bu neex a neex wax dëgg yàlla ñoom it ñu baax a baax ma di leen nuyu muy kii Ndiaye docteur Ndiaye voilà émission yi waaw maa ngi ko ciy nuyu bu baax a baax moom tamit waaw mas nañ ma def marraine bon yéen ngeen ñëw defaat ko muy lu may rafetlu trop bég trop ci yéen parce que mënoon bari nañ fi Fatou Doumbia ngi fi ñeneen a ngi fi ñeneen a ngi fi mënoon ngeen xool ay député wala ay présidente wala yeneen ñoo xam ne ñoo ñu ëpp doole mais da ngeen a xool ci biir élevage koo xam ne da ngeen ko nawloo muy neex trop ci man ma wax ko sama borom kër mu ne ma amul benn problème kon kooku defuma lu dul di leen gërëm waa ADPJ di ñaan yàlla nañ ci yegg ak jàmm di ko rafetlu trop te di leen wax ne incha allah foire buy réussir lay doon voilà. jërëjëf xam naa li ñuy des sama dernier cadre rek tey boo nekkoon ministre de l'élevage tey donc ak élevage tey ni mu bëree pëccoxoo coow lan ngay njëkk a xalaat pour éleveurs yi gën a gis seen bopp ci liggéey bi. foofu ba ma fa laajee damay réer parce que d'accord ministre de l'élevage liggéey bu rëy la am mais man côté boobu mënuma la ci wax lu bari parce que damay faral di tooñ naan bëgguma doon ministre quoi looloo tax duma la ci mën a tontu lu bari mais xam naa ne ministre de l'élevage tey bu ma ko yoroon surtout comme ni ko président commencé woon dinaa fexe améliorer xaru Sénégal bon race kurkur bi comme dinaa fexe comme yàlla def na ñun ñu réussir laadum bi mais dinañ fexe ba laadum bi élever niveau wu race kurkur bi kooku moom dina doon bokk ci samay projet yi nga xam ne ñu faar lay doon pour xar yi niveau bi changé kooku dinaa ci def suma kantilay kattan dinañ fexe aussi ba nga xam ne ñiy produire aliments yi muy doon luy génnee ci réew mi parce que mën na ne ci mbay mi bu boobaa ñu dootul am cherté bi mu am ba nga xam ne dinañ ko cultiver fii li ci ëpp bokk fi lay génne produit de base bi fi lay génne bu boobaa mu alléger la ñiy def élevage dinaa leen jàppale ci càcc gi bu baax a baax ba couvrir bol de bétail bi comme ni ko président di defee bien que des na mais dinañ leen ci jàppale bu baax a baax xool lan la ñuy def ba boucler ko parce que am réew mënul avancer sans élevage ak agriculture donc ñaar ñoo ko yor te ñaar ñooñu ñun on a assez d'espace pour liggéey ci suuf si te nit ñi am nañu passion pour yar xar yi kon lan moo des jàppale leen wala nga boole ñaar yooyu lëkkale leen fexe mu doon loo xam ni day ñëw doon bomb bu ñëpp mën a séddoo te day naatal réew mi mais nag c'est dommage mosuma yaakaar ne mosuma ko bëgg na fu ñu ko waxee ma leen ministre daa am soxla bu rëy rek. jërëjëf xam naa moom mooy Adjaratou Maguette Guissé tey ñu ngi fii ci Noflaye vraiment mu présenté nu ay bête yu extraordinaire di ñaan yàlla rek élevage bi yàlla na ci yàlla defal barke yàlla defal la ci lu kawe sa njort ci barke alxuraan seede yi tamit dégg nañ ko ci borom kër li mu wax gënati nañ laa ñeme macha allah parce que c'est pas facile sa borom kër toog def seede yi def la ko ci yow donc lan ngay tàggoo mot de la fin rek ci émission jaar-jaar bi lan ngay tàggatoo ak tey boo amoon luy dénk mbokku éleveurs yi ak éleveuses lan nga leen wax ñu tëj. waaw ñu ngi leen di gërëm yéen bu baax a baax man suñu ngërëm ak yéen amul àpp buñ ci nekkoon di wax dana sori voilà di wax aussi éleveurs yi ñu dolli góorgóorlu parce que fi ñu yéegal niveau bi sori na donc li ci des rek mooy rafetal jikko yi rafetal ànd yi ba récolter li ñu liggéey parce que liggéey nañu quoi wax dëgg yàlla liggéey nañu da ngay xool xar boo gis ne moo dàq sa mbos xar boo gis ne moo dàq kon niveau bi yéeg na comme que niveau bi yéeg na nag lan moo ci des partager ko nan lañ koy partager rafetal jikko yi dañ ne élevage nu ñu koy waxee di partage la donc partage la kon nag partage boobu bu ñu ko defee rek day daal di neex mais di ñaanal ñëpp jàmm ku ci nekk fa ngay liggéey sa ruq lu mu sori sori la nga ca yaakaar nga am ci lu la njort lu raw sa njort ñi nga xam ne aussi duggaguñu te ragal ñu am fit ne que ne élevage bi du dara lu dul da nga ci génnaat ça c'est sûr sellal rek da nga ciy génnaat donc comme niñ koy waxee sàcc yàlla nañu yàlla musal ci ñoom mais bu dul loolu rek boo amee sécurité am foo ko def demal vas-y parce que man gëm naa ne di nga ci génnaat bon ñi nga xam ne ñu ngi ci biir aussi di yëngatu ñu ñaanal leen yàlla yombal seen liggéey ba ñoom aussi ñu am ci lu raw li ñuy njort parce que amuñu yaakaar lu dul ci li ñuy liggéey
bon kii liggéey nag moo gën a ñu koy waxee tedd ka dem jëli alali jàmbur donc loolu muy liggéey ñu ñaanal ko yàlla barkeel ko mu am ci lu raw li mu njort voilà élevage am avancé moom it ba mu am niveau boo xam ni day toog rek comme ni ko paa bi waxee yor soccoom di xaar gaa yi ñëw kon nag alhamdulilah. jërëjëf alhamdulilah sant nañu yàlla bu baax vraiment tam di lay remercier ci accueil bi di remercier sa borom kër di remercier staff bi ñu àndal yëpp di wax ne concept bi mu ngi tudd jaar jaar tey nag ki ñu seet si woon mooy Adjaratou Maguette Guissé donc xam naa d'ici ay jimi jamono dinañ toogaat ak beneen éleveur wala beneen éleveur incha allah rabbi donc en tout cas félicitations ci liggéey bi rafet na trop macha allah parce que ñun ay éleveurs lañ bien vrai que lii la sunu métier la sunu liggéey la mais tam ñu ngi ci milieu d'élevage bi xar yi tool rek xam nañu tey ku fi ñëw vraiment gis na liggéey nga macha allah yàlla barke merci beaucoup jërëjëf.